moom mooy coordinateur départemental bu Pastef maanaam moom moo fi taxawal Ousmane Sonko depuis parti bi sosu ba léegi moom la fi Ousmane Sonko teg muy docteur fii ci Mbour di dentiste bu xarañ macha allah waa Mbour ñëpp xam nañ ko waaw ñu ngi koy nuyu moom moo fi toogal Ousmane Sonko ci département bi ki ci topp mooy Félicité Sarr Félicité Sarr yaakaar naa ni léegi présenté nañ leen ko. moom moo jiite jigéenu Pastef Mbour maanaam lépp lu nekk ci département bi moom moo jiite jigéenu département bi waaw muy ku am pas-pas ku am taxawaay ci Pastef ñu ngi ci teg xaritam di madame Faye madame Siga Maron sunu kilifa ak sunu ñun tamit waaw madame Siga Marie Ndione waaw moom it mu yàgg nekk jigéen bu am taxawaay ci Pastef di xaritu Félicité yàgg ànd ak moom yàgg liggéey ak moom waaw ñu ngi koy ziar di ko vraiment kontaan ci teewaayam ki ci topp nag mooy suñu xarit suñu camarade suñu frère muy Kanté monsieur Kanté moom taxawaayam ci Pastef ñëpp ràññe nañ ko waaw mu nekk ku xereñ ci liñ naan économie maanaam waxtaan yu bëri yu jëm ci développement ak économie maanaam moo ñu koy defaral waaw di ci teg aussi suñu sœur muy Ursule mu ngi nii ci ginnaaw moom it taxawaayam vraiment am na solo ci Pastef waaw mu jiite cellule Daaru Salaam waaw ñëpp xam ko mu am taxawaay bu rafet ci Pastef donc en gros ñu am suñu frère Sidi Fall na le moom it wax fa dëgg yàlla mu taxawaay bu rafet di nuyu aussi suñu jigéen bi nga xamee ni mi ngi dëkk ba Pointe Sarène mu am taxawaay bu rafet mu bokk aussi ci jigéenu Pastef donc en gros tey lii moo nekkoon délégation départementale bu Mbour bu ñëw taxawal waa Pastef waaw ak waaw maa ngi bëgg a fàtte suñu xale yu ñaawul yi macha allah nga xam ni ñoom ñooy jeunesse patriotique les jeunes de Pastef ñoo ngi nii taxaw ci ginnaaw toog ci ginnaaw ànd ak délégation bi waaw loolu daal moo nekkoon ci délégation bi ñu indi tey mu taxawal Pastef di nuyu suñu xarit suñu camarade suñu frère muy Beydi tamit ñëpp xam na liggéeyam mu am taxawaay bu am solo fii ci marché ñëpp xam taxawaayam ak fii ci koñ bi aussi donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di ko wax du courage que liggéey bi day doog a tàmbali rek donc incha allah li ci kanam rawali bët macha allah donc li leen doon présenté di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi macha allah. pour monter ñaari cellule madame Guèye Siga Dione ak ki nga xamante ne dañ koy woowee Baydi Seck donc comme niñ ko tàmm di defee ci cellule yëpp ci montage cellule yëpp dañuy jox kaddu gi ki nga xamante ne mooy Siga Dione après teg ci Baydi Seck bu ñu paree ci loolu
ñu jox coordination départementale bi kenn ku nekk wala képp koo xamante ne gis na ne war na cee sandi kaddu mu sandi ci kaddu ku ci mën ni docteur Mamadou Lamine Diaité mooy coordinateur départemental bi ak peut-être la représentante des femmes Félicité Sarr ak représentant JPS bi bu ñu paree ci loolu dinañ jox kàddu gi assistance bi képp koo xam ne am na contribution boo xamante ne bëgg na koo def ci Pastef wala bu amee ay questionnement wala ay laaj yoo xamante ne bëgg na koo def ci Pastef mën na yëkkati loxo ñu jox ko kàddu ñu waxtaanee mbirum Pastef donc sans plus tarder parce que ñoo ngi muy commencé guddi ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Siga Dione la parole est à vous. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp képp ku fi teew ci turam ak santam di dalal suñu gan yi ñu am tey ànd ak docteur Diaité bi jiite la coordination départementale de Mbour ma teg nuyoo bi ci loxoom mu jëlal ma ko ci ñëpp ñi mu àndal bëgguma ne parce que léegi présenté nañ leen léegi su ma ci delloo encore discours bi day gën a gudd rek te dañuy guddee di bëgg nag nuyu suñu jigéen yi toog ñoo waral bés bi parce que boo ci jàppul woon tey bés bii du am ndax benn loxo rek takkul tubéy takkul sër kon nag yéen il faut ma wax leen gàcce ngaalaama di leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier aussi Awa Cissé mi nga xam ne moo nekk ci koñ bi jàpp ci liggéey bi ak yéen ñëpp ñi ànd ak moom mënuma waxagum ci coordination départementale mais dama bëggoon rek bala may wax ci Ousmane Sonko tuuti sax ak li ñu mobilisé ma remercier koo xam ne kooku moom a gën a encouragé ba ma egsi fii muy Ousmane Diaw mais toog Ousmane Diaw mii toog guddi bëccëg dafa doon envoyé message di ko envoyé sama jëkkër guddi bëccëg ci Ousmane Sonko lay wax ba benn jour ñu dem seeti ko man ak madame Faye bi ñu demee seeti ko foofu muy jaayee ñu waxtaan ak moom tam mu jàpp ci liggéey bi ñuy dox suñu tànk guddi bëccëg di dugg ci kër yi di massifier ba dem ba ONCAD bañ demee ba ONCAD commencé massifier ñu présenté ma B17 ñu ne ma am na benn patriote boo xam ne bu am Pastef koo xam ne def Ousmane Sonko rek lay nooyee muy B17 kër B17 ay minuit la ñu dem këram minuit dem seeti ko këram man ak madame Faye ak ma Aïssatou Yande moom dafa feebar ñëw kon nag mënumaa wax te remercier ma ñaar ñooñu nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi encouragé ñu ba ñu egsi fii ñu egsi madame Faye buntu ma ko remercier ndax ci la bokk mais moom tam bàyyi ma guddi bàyyi ma bëccëg la coordinatrice dama koy remercier au passage en attendant ma egsi ci délégation bi moom à chaque fois madame Gueye looy xaar madame Gueye monter cellule chaque jour que Dieu fait moo tax ma ko envoyé message ne ko damay monter cellule amul sax lu may répondre vraiment waaw encore bi ma jógee ci loolu nag jigéen ñi moom seen remerciement maa ko teg ci loxo B17 da ci kam rawul ay bët ñu ngi ci koñ bi dëgg fi nekk fi ak yéen di ngeen gis ñëpp ñi bokk ci cellule B17 ak sama cellule man Siga Marie Dione di des rawuli bët nañ toxaat ci kanam après ma ne leen aussi la coordination départementale fii Diamaguène je vous assure que fii ak déwén on pourra monter au moins 10 cellules parce que Lansana Badji mais ngeen di gis Lansana Badji koñam rek on a tenu là-bas une seule réunion on a eu au moins 30 femmes yu ñëw engagé seen liste sax dafa waroon a ñëw tey kon nag une deuxième cellule mu bëgg a naître encore waaw une troisième cellule te ñu ngi ci liggéey bi ba tey vraiment pour vous dire que Diamaguène vraiment boo ne Ousmane Sonko rek ñëpp dañu daw si ñëw lu ñu mën a massifier fii buñ ko defoon fii yëpp day fees ba ci tëli ba mais dañoo bëgg a installer ces 2 cellules continuer liggéey bi te danañ fi woowaat encore continuer installation cellule yi loolu ñun ñoo leen ko assuré waaw damay bañ encore discours bi gën a gudd
mënuma ñàkk a remercier waa coordination départementale mënuma ñàkk a présenté nañ leen mais ku ma limul rek xëy na damay bañ discours bu gudd ñoom Doudou Dieng Taban ak la Diamant Noir waaw Fatou Fall moom du son ci dara ak sama joolaa bii n'est-ce pas waaw léegi docteur Dieytal nag moom remerciement spécial la ndax moom depuis 2017 ñu ngi ànd ak moom di liggéey ci wàllu Pastef da ci def xaalisam def ci dooleem ak temps yëpp Dieytal heure boo ko woowee mu uyu la heure boo demee fa muy liggéeyee mu recevoir la kon nag mënuñu ko ñàkk a remercier kii mooy docteur Mamadou Lamine Diayité moo fi jiite Ousmane Sonko moom la teg ci département de Mbour bi moo ko fi nekkal képp ku loo ngay soxla ci Pastef boo leen demee ci cabinet bi muy liggéeyee lu mu def da koy bàyyi mooy Mamadou Lamine Diayité léegi dina jël parole léegi waaw may remercier aussi Ursule Yane Ngom ak mujj kee ngeen gis Pointe Sarène la jógee jigéen ba di gis Pointe Sarène la jógee uniquement pour ñëw fekk si seen moromu jigéen ak yéen ak cellule bi kon nag il faut ñu remercier ko mujj ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax lépp lu ñëw ci Pastef day jógee Pointe Sarène lay jógee ñëw parfois sax dafay fanaan bàyyi këram fanaan heure bu ñu paree day fanaan bu guddee sax day fanaan ñu remercier ko bu baax a baax a baax waaw tey nag Ursule Yane Ngom la Ursule moom déjà installé na cellule am moom Darou Salaam la dëkk moom tam ba ñuy sos Pastef moom lañ fa fekk kon nag jigéen presque moom lañ fekk kon nag jigéen muy kële parce que Ursule Yane boobu nag Pastef kenn xamu ko presque biir Mbour gis ngeen ko ci kon nag liggéey rek moo am solo ñu koy remercier bu baax voilà léegi nag kii ngeen di gis nii mooy Félicité Sarr moom moo jiite jigéenu Pastef département de Mbour yëpp moom la fi Sonko teg département de Mbour sëriñ bu jigéen képp ku nekk jigéen nag ci Ousmane Sonko ci moom nga bokk léegi dañoo am bureau nag bu ñuy wax bureau Moji jigéenu Pastef Mbour am nañu seen bureau man ci bureau bi sax laa bokk maa yor warum relation extérieure pour wan leen ne politique daal amul jigéen amul góor mais da ngeen di gis ne mbootaay bi ngeen gis nii tey ak assemblée bii jigéen ñoo moo ci ëpp jigéen ñoo ci ëpp kon nag lu jigéen bëgg tey war na ko mën a am ci biir Sénégal ndax jigéen am na doole ci Sénégal ñun ñooy voté ñun ñooy dugg ci kaar yi ñun la ñuy yóbbu fu ne kon nag bu ñu bëggee kuñ fa bëgg a jóg génne fii Sénégal mun nañ koo génne waaw loolu laa ci bëggoon na dool yi wala Ousmane Sonko nag jaratu sax ñu ciy wax ndax ñëpp xam nañu Ousmane Sonko kan la boo nee Sonko rek foo ko wax nii dañuy xam kan mooy Sonko ndax Sonko dafa nekk jant bu yàlla génnee bëccëg ndax kam mu ñëw pour sauver Sénégal kon nag jàpp mu dëgër bu baax a baax a baax a baax maa ngi di remercier bu baax. loolu ñu ngi lay féliciter bu baax a baax léegi ñoo ngi bëgg a jox kàddu gi ki nga xamante ne mooy Baydi Seck di responsable deuxième cellule bi. asalaamaaleykum mbooloo mi nuyu naa leen bu baax a baax a baax asalaamaaleykum samay xarit asalaamaaleykum samay mbokk rawatina nag waa marché central vraiment yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di leen jaajëfal nag bu baax a baax a baax ci seen présence tey wax dëgg yàlla sama xol sedd na ci yéen waaw ndax lii rek la nit mënal moroomam te wan ngeen ma ni wax dëgg yàlla yéen a ngi sama ginnaaw di ma jàppale rawatina nag waa mouvement des patriotes nga xam ni présidente bi moo nekk nii ñu koy wax soxna Banna vraiment di jigéen ju am taxawaay di door a ñëw léegi ak ñi mu àndal ñëpp ci délégation bi Prince nga xam ni mooy sunu administrateur moom itam ñu ngi koy jaajëfal baax a baax jàpp na ci combat bi di nuyu nag bu baax a baax ñi nga xamante ni ñooy délégation bi lim nañ leen léegi waaye dama ci seppi kenn rek muy sunu coordonnateur di docteur Mamadou Lamine Diayité di ko jaajëfal bu baax a baax ndax ginnaaw yàlla moo ma gën a motiver ba tey ma dugg école di parti loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax ci taxawaayam ak disponibilité am ndax tey képp ku ñëw ci moom ni ko damaa bëgg a monter cellule wala damaa bëgg a xam ci Pastef dara dina ko jaral bu fekkoon muy wekki bëñ sax dina bàyyi bëñ bi jël temps am yëpp toog di la détailler mbir mi benn par benn ba nga comprendre rawatina ñu mel ni man nga xam ni daanaka seen jàng soriwul loolu ñu ko ciy remercier bu baax a baax kon mu ngi jëmmal tax liggéeyu Pastef fii ci dëkk bi bu baax a baax
docteur Mamadou Lamine Dieye te bëgg naa ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax. ginnaaw loolu nag ma remercier waa koñ bi waa Pastef Diamaguène 2 ñi nga xam ni wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na tey trop macha allah jigéen ñi ni ngeen sañsee jekk na te lii yëpp nag bu ngeen ko gisee du benn dërëm boo xam ne ñun dañ koo yëkkati jox leen ko par contre ñoom ñooy làmb seen poos di mobiliser di dajale seen i dërëm ba tey ñu solal seen bopp nii ba mu rafet loolu mooy geste patriotique loolu la ñu Ousmane Sonko jàngal maanaam ñun politique bi ñuy wootee bokkul ak politique bi fi amoon nga xam ni nit dañ lay fekk sa kër jox la 2000 solal la yëre di la wommat wala di la yeb ci ay oto mel ni xar fu ne ñu yóbbu la fa loolu lañ ni dafi dañoo bëgg mu jeex fi tey loolu la ñu bëgg mu jeex fi te yéen waa Pastef Diamaguène 2 vraiment modèle ngeen ci wala boog référence ngeen ci yéen a ngi ciy wane lu mucc ayib ndax tey nii ngeen def bu ñu waxee nit ñi ni lii ngeen sol yëpp yéen a ko defal seen bopp li ngeen fi mobiliser yëpp ak li ngeen fi organiser yëpp yéen a lamb seen poste defal ko seen bopp loolu xamuñu ko woon ci politique ba tax na maa ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ginnaaw loolu nag ma santaat bu baax a baax waa marché central nga xam ne wax dëgg yàlla fu ma gestoo gis leen sama ginnaaw vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax kontaan naa ci yéen lool cant gi nag amul fu mën a yem fu ngeen ko natt rek weesu na ko sant naa leen bu baax a baax bu loolu weesoo ma sant gërëm bu baax a baax Siga Marie Dione mi nga xam ne jigéen ju man góor la parce que li mu wax léegi dëgg la premier jour bi ñu njëkk a rencontré man ak moom fekk muy massifié ba ñu daje fu mu dem ñu ne ko da ngay seeti ku mel ni Béy di Seck ndax kooku am na taxawaay loolu moo ñu boole man ak moom kon projet bi moo ñu boole man ak moom munoon naa dund ba dee duma ko xam moom it munoon naa dund ba dee duma xam ndax yàgg na ci koñ ma yàgg ci koñ bi te xamante ñu woon mais tey projet bi moo ñu boole te premier jour bi ñuy daje li mu wax dëgg la c'était minuit boobu passé na ñu toog di waxtaan ci projet bi ba presque 2 heures wala 1 heure moins loolu wax dëgg yàlla jigéen ju am Pastef rek moo koy def kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax rawatina madame Faye mi nga xam ne wax dëgg yàlla yu ci bëri moo ñu ciy dimbali ndax ku mel ni man nga xam ne njàngam soriwul te madame Faye vraiment wax dëgg yàlla ku am Pastef la ci mbir mi ku am kenn mënu koo remercier yemul ci di ñu xelal mais da ciy boole di làmb poosam di ñu jox loolu dama ni yombul tàccu leen ko bu baax a baax moom madame Faye bëri na fi lu ngeen fii gis fii bëgguma lim yu ci bëri ci poosam la jóge te loolu yombul kon donc li ma bëgg a wax foofu rek mooy engagement patriotique yombul li leen fi dajale du ay caaxaan li leen fi dajale mooy ngeen fexe ba réew mi soppeeku rawatina nag mu jóge ci loxo yii mu nekk nga xam ni tey ñun ñëpp ñu ngi ci guddi gu bët seetagul te loolu mooy dëgg kon donc sunu yaay yi ak sunu mag yu jigéen yi ak sunu jabar yi sunu rakk yi yéen laay waxal ngeen xam ni Pastef li mu woote dëgg la. déglu leen daf leen naan ba ngeen déglu leen. li Pastef woote dëgg la dëgg du ay caaxaan yéen ñi fi daje yëpp kenn joxu leen dara te yéen a ngi toog depuis 1 semaine a ngi nii yéen a ngi bale koñ bi di wër di dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi ci projet bi te dara waralu ko ndax message bi nga xam ne moom laa porté ñëw jox leen ko ngeen jóg di ko tas si koñ bi ba tey yéen ñëpp ngeen daje fii te kenn joxu leen juróomi dërëm loolu lu am solo la xamee wuñu woon noonu politique ñun xamee wuñu ko woon noonu kon tey bu ñu gisee loolu li muy wane rek mooy Pastef màgg na ndax tey da ngay woote ay nit di la wuy si 0 franc loolu yombul woon bu njëkk koo joxul juróomi dërëm du la fekk si koo joxul ñaar dërëm du la wuy si tey loolu yëpp dañ na grâce à projet bi nga xamante ni moom la ñu Pastef présenté te muy projet boo xamante ni nii dëgg rek a ko lal bëgguma guddal waaye xam naa ne vraiment sama xol daal sedd na tey maa ngi remercier waat nag bu baax a baax sama waa mouvement bi nga xamante ni ñoom laa bokk nekkal ca marché ba muy mouvement des patriotes waa mouvement des patriotes ñuy seen na le Thiam Babel ci ginnaaw nga xam ni vraiment moom itam militant authentique la wax dëgg yàlla ku am Pastef rawatina Bassirou moomu ci wetam Touré
moom itam ñu ngi koy ziar moom itam bu baax a baax di rafetlu seen présence Abdou Aziz moom man du ma ko sant lii sunu géwélu marché bi wax rek doy na sëkk ci moom ñun ñëpp mooy sunu kilifa ci marché bi ndax moo ñu dalal ku ci sa bët xonq ku ci xewle mu teew ku ci sa bët xonq mu teew donte mu noon na ni man bokkuma ak yéen parti waaye lépp loo xam ne ñun ñu ngi koy def ci marché bi rawatina waa ñun waa mouvement patriote lépp lu ñuy organiser ci marché bi moo ciy njëkk a participer loolu nag muy loo xamante ne nii neex nañu lool amuñu sa fay yàlla lañ lay bàyyeel yàlla na la yàlla fay ma gërëm nag bu baax a baax sama frère yi nga xamante ne nii ñoom wax dëgg yàlla fu ma gëstoo ñoom itam gis leen seen ginnaaw waaw vraiment seen taxawaay rafet na maa ngi leen di sant di leen gërëm ku ma tuddul rek wala ku ma limul rek ngeen xam ne temps bi moo ñu ko mayul ndax tamit ci montage cellule la ñu nekk te kilifa yi war nañoo jël kàddu en tout cas kontaan naa ci yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni fi ngeen teg seen tànk nag foofu la incha allah bëgg nañu lépp loo xamante ni teg nañ ko fii ci dëkk bi yéen jigéen ñi yéen laay waxal parce que yéen ay électeurs yi yéen jigéen ñi yéen ay électeurs yi fexe leen nag ba bu leen ko kenn yóbbul nii ngeen mobiliser te kenn joxu leen dërëm na ngeen am fulla ak fayda na ngeen am fulla ak fayda ba lépp lu ñu teg fii ci commune bi ngeen raafale ko loolu mooy dëgg ñi fi ne nan ñu abal doy na sëkk li ñu fooyee réew mi doy na liñ ko caxat-caxatee doy na instant yi nag dafa jot sëkk ngir ñu nangu suñu réew teg ko ci ay loxo yu set wicc yu mel ni loxoy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi asalaamaaleykum wa rahmatullah ak santam di leen jaajëfal ci seen présence bi tey oote bi bay di Seck ak Siga Marie doon oote dugg na seen nopp yi te teew si ngeen uyu si ngeen su ma leen nuyoo ba pare nag dama leen di sant ndax mënoon nañ leen woo ngeen toog seen kër yi mënoon nañ leen woo tamit ngeen ñëw yurndu demaat waaye dañ leen a woo ngeen waajal bés bi waajal ko bés bi dafa ala daw me ndax nag yàgg naa di dem ci ay montage cellule waaye bii montage cellule moom mosuma kaa fekke man keroog ay satu yàlla di ko ñaanal wér-gu yaram ndax moom dafa tawat moo tax ñëw keroog daf ma ne madame ñi nga ñun de ñoo ngay préparer suñu journée bi ñoo ngi koy préparer ma ne ko yéen yow ni ngay insisté préparation bi métti na mu ne ma yii bu ko raté yow moom dootoo fekke leen ma ne ko lu xaw mu ne ma xoolal dañoo jënd suñu tissu fas yéene solu tagalu ma ne ko nga ne mu ne ma dañuy solu keroog ma ne ko yéen monté wu leen cellule da ngeen di def rentrée politique dama jàpp ni tey lii moom du cellule kese dafa rax Siga Marie Dione ak Bay di Seck dama jàpp ne lii rentrée politique ngeen di def boole ko bërëxaale ko nag def ko montage cellule ndaxte ni mu mel nii suñ ko daan noté sur 20 tamit foofu ngeen am bonus juróom-ñaari tey bi nag mënuma ci woon a bañ a teew liggéey sama tool mënuma fi woon a bañ a ñëw tey pour trois choses, trois raisons. jamono bi ñu koy monté fii man def naa fi atum lan ci kër gu xonk gi laa fi toog 1 an.
kii mooy maître Abdoulaye Tall di porte-parole Pastef ba pare di candidat Yewwi Askan Wi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax gis nañ taxawaayam ci parti bi gis nañ ni mu doon défendre bi parti bi nekk ci jafe-jafe ci loolu ñu ngi koy remercier bu baax a baax di nuyu aussi suñu allié bi mooy Mademba Ba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu délégation bi yëpp léegi nag balaa ñoo jox kaddu gi maître dañuy yeggali ci li ñu nekkoon parce que dañoo nekkoon ci waxtaan yaakaar naa waa JPS ñoo war a jël kaddu may mën a jël maître Tall maa ngi lay dalal bu baax sañ naa la dalal na ndax fii sama koñ la sañ naa la dalal tamit ndax fii ndax lii sama cellule la sañ naa la dalal ndax yow yaay suñu candidat fii nii dans Mbour commune donc kii mooy suñu candidat maître Abdoulaye Tall booy jaay taal nag ba taseeg njegemaaru jine nga war a mën a làqatu dama jëloon parole mu agsi ma jox ko ma arrêté ba mu àgg ba lu daloon El Hadj Diouf ak Kara dal di ma dal donc c'est pour dire que dinaa gaaw nag bii paax ndax xam naa ni la may bëgg a wax lay Abdoulaye Tall ak Mamadou Lamine Dieye te naka wax moo ëpp solo fuuf lii ni may raconté waaye comme parewu ma woon dama nekkoon ci di naan rek di def du ma ne sax ay éloge Siga Marie Dione mais di wax ñi nga xamante ne xamuñu lan la Siga Marie Dione la def biir Pastef loolu rek laa bëggoon nit ñi xam te Siga bu dee li ñuy naan un bâton de pèlerin def na ko ngir Pastef Siga dox na guddi Siga dox na bëccëg Siga dañ daan dem nga ñibbi si di tawte fu nekk dem nañ fa di gërëmaale au passage nag Edouard Gueye ndax Edouard Gueye xam naa ni am na ku mu doonoon Siga Marie du génn këram di politique yi bay ñibbi si ay yenn heure waaye boo nekkee góor goo xamante ni dafa téye yow sa mbagg doo daanu te fu la neex jub donc mes remerciements et mes hommages à Edouard Gueye. Je salue aussi la mémoire de Madame Sagna Henriette moom tamit ci koñ bi la bokk daan nañu ànd di dem réunion di dem di def suñu massification di ñëw te moo ñu mag fépp waaye mosuñu ne sonn naa au contraire moo ñu daan naan nañu dem kër diw nañu impliquer les femmes catholiques donc fu mu nekk nii moo nekk ci dëgg ñun ñoo koy fen waaye yal na ko yàlla xaare aljana yal na ko suuf sedd Siga Marie nag man sama intervention man duma laal Macky Sall duma laal Diété Sonko sax bu ñàkkee chance duma ko laal Siga Marie Dione ma intéressé Siga tey moom man maay sa gëwël damaa mën na taasu waaye kon tey ma taasul la bu doon ay champ d'action de grâce ak su ma wayee tey ñëppay daal xam nga ci dara waaye loolu def fee jaaw fii politique la li ñuy naan liggéey Siga Marie Dione vrai liggéey boo ne liggéey dans la noblesse sa jikko liggéey booy dox sax war nañ xam ne yow mii liggéey liggéey booy wax sax war nañ xam ne yow mii liggéey la liggéey ñu ne dëgg sax war nañ xam ne yow mii liggéey la Siga Marie Dione def na fii ko ñam fukki at léegi ñaar fukki at kan moo ko mës a dégg muy xuloo wala muy xeex amut yow Siga Marie Dione laa lekk atum lëm ndekki añ reer kenn mosuma xool botu jógal xalaa daan toog
ba ñuy waaj a tëdd ma ñibbi sama kër ana Ndeye Ngoné Mbengue war nga kaa mën a seede donc ku ma kenn mënu ma wax kan mooy Siga Marie Dione ça man dama jàpp ça c'est le comportement d'une Linguère Siga toogu la kenn di jëw moromam Siga soxlawu Siga iñaanut Siga du gaagawaay kon yow Linguère pire nga waaye Siga nag c'est une panthère Siga c'est une panthère ni ñuy waxati panthère ci wolof sax segg bu jigéen Siga gaynde la dëgg la waaye segg bu jigéen la lu tax dafa mën fu ne Siga de groupement Siga elle est fédératrice du ci groupement communautaire yi du ci politique du ci femme catholique yi nga xamante ni tey maay jël seen baat di leen ko waxal femme catholique yaa ngi lay gërëm yow Siga Marie Dione ndax bu dul yow femme catholique Saint-Élisabeth bi du ñu àgg Siga am na engagement Siga ci lu mu dugg da ciy dem ba fin ku xam Siga Marie Dione loolu nga koy xame lu la may sos Siga am na la volonté politique mën naa ne man bi may soog a ñibbi si Mbour doy soog a ñëw Mbour ñun ñaa ñoo demandoo réunion politique de dëgg la fekk na nag man maa ngi dund sama xol Pastef tey ma nekkoon Fatick mais Siga dama daan tayal mooy jógee këram ñëw ba fii jël si ma moo may naan jógal ñu dem réunion Mamadou Lamine Dieng saa boo ñu gisoon réunion maag Siga moo ñëw sama kër jël si ma amaane su ma fekkuloo Siga ci sama yoon bu ma ko xamee woon CM6 amaane tey engagement bi ma am tey biir Pastef du ma ko am ndax temps yooyu nekkoon naa ci ay situation bu métti nekk ci xol bu métti waaye moo daan ñëw di ma forcé may dem wax lépp kenn du wax lépp waaye ñi xam nañ de quoi je parle. CM6 gi ñu nekk yàlla may na ko promotion ren mu am poste de responsabilité nekk principal ma koy ñaanal prouesse bi mu amoon fii CM6 yàlla may ko ko. CM6 gi ñu nekk mën nañu taxaw ne képp ku fa dugg Pastef Papa Mamadou Sène doo ñu bàyyi ñu fekk képp ku fa dugg Pastef man ak Siga Marie Dione la te parce que tey CM6 doo dujee boo demee suba nga laaj kan moo fi dugg Ousmane Sonko kenn du yëkkati massifié nañ lépp fu ñu mën a dem dañ koy jéem a raser sans bruit sans tam-tam ni tambour ni trompette duñ ko wax fen dañ koy def te jàpp suñu jaan loolu nag éducation catholique la da ngay def ci suuf te ne pat yàlla dafa def nag maa ngi samay liggéey yi ñii ma fekk leen ay ñoom Ndeye Maguette ay ñoom Tata Ursule kenn demul ñu ko Ursule Ngom mooy suñu secrétaire fu ma teg sama tànkam nga ko moo ma mag foofu bay mag sama tur ak ñeneen toutes les femmes qui sont là ñoo ngi leen di gërëm di leen sant waaye nag ruusuñu ndax tey mën nañ jàpp ne xëy na ñun dañoo nekk ay pionnières. waaw parce que Mbour kontaan nañu waaw si kàddu yi rafet na. damaa paree bi. waaw. fii nii parce que Mbour tey Siga Marie Dione moo xewle ñii bu ñu ñëwee tey bay gis ñii c'est parce qu'on était là Ousmane Sonko nag dootuma wax ay mbiram ndax tey bu ñu toogee tey ba Ablaye Tall taxaw fii ne moom mooy candidat Mbour daa fekk Ousmane Sonko moo xàll yoon kuy laaj tey maire Sénégal daa fekk Ousmane Sonko moo la xalal yoon kon kooku nañ ko ñaanal wér gu yaram yàlla musal ko ci cat musal ko ci noon yi Ablaye Tall nag xam naa ni xaw ma yan adversaire nga am Mbour waaye dinañ xam ne footi tàggalewul mbaam ak ay noppam ndax yow mii mbër nga te ku la xool xam ni caaxaan taxulaa daan du galgal du ca xabal du lenn maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp te di leen sant. asalaamaaleykum yéen ñi fi toog ñëpp. ñu ngi
teewaay montage cellule bu mel nii musuma cee dem ci àddina. macha allah neex na ni ngeen ñu teeroo neex nañu loolu. sañ-sañ yi rafet na suñu jigéen ñi yaa jigéen macha allah sañ-sañ ngeen di gërëm ñi fi toog ñii ñëpp coordination départementale bi suñu candidat maître Abdoulaye Tall ngeen gën koo tàcc bu baax. kii mooy suñu candidat dans la commune de Mbour. waaw. am nañu yaakaar ci moom te seeni carte ngeen yor xam ngeen ki gën ci Mbour te yaakaar naa moom mii la. beneen bi mooy ñun jeunes yi mënuñoo ñëw te waxuñu ndax nag gis nañ ne jeunesse su Sénégal dañu sonn nañ tàyyi nañ yéen ñii boo xoolee kaawu université rek loolu désastre la ku ci am rakk wala nga am doom bu demee université weer bu ñibbisee bët yi dugg ba ci ndox li mu jeex tàkk lekk bi baaxul condition yi baaxul dara baaxul xale yi sonn nañ ñu ngi fi toog di taxawaalu liggéey amul beneen bi mooy bu ñu jógee naan xale yi li ñuy dee ci géej gi du seen coobare ñuy dugg ci gaal yi di dem mais dañu sonn dañu tàyyi Macky noot nañu sonal nañu ñun ñi jeunes yi sonn boobu moo tax tey lu xew ñun ñii jeunes yi ñooy nekk ci tali bi ñun ñooy sacrifier suñu bakkan ñun ñooy jànkontee lacrymogène yi ñun ñooy dee parce que dañoo bëgg avancement Sénégal. kon jeunes yi kenn amul seen fay kenn mënu leen a fay jeunes yi ndax nag politique wu dëkk mënul avancer te jeunes yi bokkuñu ci projet bu ñu neexul jeunes yi ñooy génn kaasal leen ko jeunes yi ñooy jaay seen bakkan kon nag ñooñu dañ leen a war a ormal mais Macky xamul suñu njëriñ Macky xamul suñu valeur ñun xam nañ suñu valeur moo tax ñu nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko fay ñu xaalis joxuñu lekk joxuñu dépense mais buñ ko tooñee ñooy génn ci mbedd bi jàmmarloo police yi parce que daf ñoo won lu ko jar kon nag Sonko nañu pare tey pour voter ko 2024 ñu dem palais soppi situation Sénégal parce qu'il est temps dañoo sonn dañoo tay kon nag Macky naa dem waaw fii laa jeexalee parce que guddi na ba pare ma dellu joxe micro bi ngeen déglu le coordonnateur départemental déglu suñu candidat voilà ñu séddale kàddu merci à tous. salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi dox wala doxul salaamaaleykum maa ngi leen di nuyuwaat ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di wax ni tey montage de cellule bi dafa ala dawme parce que montage bu cellule bu mel nii yaakaar naa ni bu amee bëriwut du ma ni amul waaye bu amee bëriwut ginnaaw bu loolu jàllee damay jaar ci tànki soxna si fi jóge léegi soxna si li mu wax mooy ñi fi nekk dañoo tële te seen tële gi dafa leer naññ parce que dañ ko daan laam-laamee waaye léegi dafa leer naññ ba ci
d'urgence bii ñu war a yóbbu assemblée nationale dafay confirmer ne ñii xamuñu sax fi ñuy teg seen tànk li tax ma ni dañoo xamul fi ñuy teg seen tànk mooy lu ñu wax tey suba ñu génn ci maanaam ñu ngi ci làmbatu ba tey te am réew kenn du ko yoree ci ay làmbatu am réew da ngay xam fi ngay teg sa tànk nga teg ko ci lu leer mais suñu président bi neexul ba neexul mais dafa tële bu teyee mu ne daa vert bu subee mu ne daa rouge ah loolu nag lu doy waar la man dama dem ba yaakaar ni le président Macky Sall yoreetul sax constitution parce que tey damay waxtaan ak sama benn xarit ma ni est-ce que Macky yorewul ab brouillon man damaa yaakaar ni constitution bi Macky Sall yor ab brouillon la waaw parce que kay du brouillon la ko def saa su ko neexee mu baaray rectifier saa su ko neexee mu gome mais ab constitution mooy texte bi gën a sacré ci am réew boo demee ci ay réew yu mel ni États-Unis dañuy toog ay 20 ans 30 ans 50 ans kenn du laal constitution mais Macky daal daa yore constitution sénégalaise mel ni ku yore ab cahier de brouillon saa su nekk mu dompat changé te loolu doy na waar ci am réew léegi nag lan rek moo mën a tax Sénégal jëm ca kanam Sénégal teguwaat ci ay raay mooy la jeunesse comme ni ko ndaw si waxee léegi parce que am réew ay xale ñoo ko yore parce que Sénégal maa ngi gëm ni ndaw ñi ñu ngi commencé yeewu parce que kañ laa gëm dëgg-dëgg ni on a une jeunesse consciente mooy jour bi ñu bëggee fexeel Ousmane Sonko yóbbu ko xale yi takku taxaw gis ni kii moo nar a teg réew mi ci ay yoon yu leer mu jaral leen ñu teg seen bakkan ci tali bi xeex ba gaay delloowaat ko këram xeex boobu nag am na ñu mu métti lool ba tax na dañuy génn di décourager xale yi naan leen xale bu muus xale bu yeewu warul a génn ci mbedd mi parce que seeni doom ñu nga ñu denc ca seen kër bëgg leen a génnloo ci mbedd yi ma ni leen loolu c'est faux Macky Sall génn na ay doomu jàmbur ba tàyyi te doomam bokku ci moo tax bërki démb Jean-Paul Barthélémy Diaz lim leen woon exemple la dafa jël ci ay doomam teg leen ci oto ànd ak ñoom jëmali palais de justice donc loolu mooy lan mooy wan ni léegi les mentalités ont changé la jeunesse kenn mënu koo manipuler kenn mënu koo nax donc on a une jeunesse consciente te xam li ñu bëgg ñoom nag comme xam na nit ñi ñaa ngi commencé yeewu te yeewu bi arrangé wu leen ñu bëgg a dox ci maay nu gars yi naan leen téye leen seen doom yi ñu nga de waaye ñun loolu mënuñu koo dégg suba buñ ko ci tegaatoon ñu daal di ko ciy tegaat rek te lu leer laa lay wax ni bu ma jógee ci loolu maa ngi nuyu sama candidat yeewu askan bi muy maître Abdoulaye Tall waaw di ko nuyu ngeen gi nuyu di ko wax dalal fii sa kër la fii mooy Diamaguène 2 te Diamaguène incha allah jàmm rek a fi xaw jàmm rek a fi xaw di wax ni boo nekkee ci ab gaal nee na bul ñaan sëb ëmb rëcc da nga naan na gaal gi yëpp rëcc bu ko defee sëb ëmb mën a mucc man mii dama nekk ci ab liste boo xam ni mooy liste départementale di liste majoritaire moom mii nekk suñu tête de liste kon li may ñaan mooy le soir du 22 ñu daal di koy gagné haut la main mu jàll bu boobaa ñun ñëpp ñu daal di mën a nekk ci maire di wax ni kii di maître Abdoulaye Tall c'est un candidat et on peut dire que c'est le candidat qu'il faut pour la commune de Mbour di saluer la grandeur de maître de docteur la grandeur de docteur Mamadou Lamine Diéka c'est un homme digne un homme responsable un homme boo xamee ni ku teel a ku dal la mi ngi xool toujours
fu muy teg tànkam di xool toujours l'intérêt du parti et non son propre intérêt te loolu nag il faut être grand pour le faire parce que quand il s'agit de l'intérêt général yaakaar naa ni ku nekk da ngay tege à côté l'intérêt personnel parce que dans l'intérêt général se trouve l'intérêt personnel di ko sant di ko gërëm ci grandeur boobu mu am ci maturité boobu mu am di ko ñaanal di wax ni ci kanam il y a d'autres échéances et inchallah li ci kanam rawali bët di wax leen ni nag bi may teerale mooy yéen waa Diamaguène 2 bi ma ñëwee xool naa seen koñ bi te lëndëm na ba jaaxal ma jël leen mairie bi ngeen teg ko ci loxo Abdoulaye Tall mu taal lamp yi ñi nga àndoon na lañu nii mën na leen dama bëgg yéen ñi ngeen ñëw sama yaay am na mbootaay ñu mobiliser wu ànd ak waa Diamaguène ñun ñëpp ñu doon doon kii mooy sama yaay kërëma yi nii moo yor mbootaay moo tax mu ne ma sëy bu nekk taal ci ñëw looloo tax ma ñëw ndax ànd ba yàgg bii dëgg la da nga daan ñëw suñu kon moo tax ma ñëw fii jàkkaarloo yow bàkki sëñ Fall ma ne doomi mbër day ñëw mbër ñu xam ne maa lay bàyyi doomi mbër sunu ko ñi ngi nii ñi ngi Diamaguène 256 buru mbokk ñooma ngi toog tubaab fakala masala di sama mbootaay rek ñu nekk nii ñoo bokk koñ bi ñun ñëpp tubaab fakala masala bay di seet sama doom ji woote lii sama waa mbootaay nag ñëpp mobilisé wu rek nag ñëw ànd ak yow nekk sa ginnaaw Sénégal jëm kanam soo ko kanam rek dama ne woon le candidat de Yewwi Askan Wi léegi changé na nee na monsieur le maire de Mbour ndax li ma gis dal na xel li ma gis jar na tiitaro li ma gis bégal na ma léegi nag waa Diamaguène nag dañoo am benn surprise bu ndaw bu ñu réserver jotaay bi parce que nee nañ am na benn sketch bu ndaw bu ñu préparé pour bégal ñu ana waa sketch bi